The Agroecology and Resilience Project is a 2-year multi-country project being implemented by ActionAid in the Gambia and Senegal, and it seeks to improve the welfare of the vulnerable communities who were affected by the prolonged drought. It's in line with the ActionAid country strategies for both Senegal and the Gambia, and it seeks to do this through disaster risk reduction, where we are looking at capacitating communities with a view of improving their response to emergencies. The second one is climate sustainable resilient agriculture, where we are doing training and input support for farmers, and we are also coming up with alternative livelihoods. Most of our farmers, they depend mostly on the elements rain-fed agriculture, so in the event of a drought there can be challenges that they can accrue from that. In response to this, we are looking at implementing alternative livelihoods activities in the form of tie and dye, in the form of beekeeping, and in some cases also in the form of community gardens for nutritional support. When you start a project, you want to know what people really want in terms of what they think can change their lives. We have women who have never been exposed. We are trained into various stages, from a TOT to a step-down training to even a more holistic training, to be able to use the participatory tools. After that, the communities identify areas of intervention through their action plans. And these action plans was what they use, and we were able to intervene within that. For instance, part of the action plan as livelihood skills was the issue of having tie and dye and batik, and also beekeeping. Use lens gloves. Yellow. Action etlen kumandi jang. Eko purunga na mechoning. Kamuna mfamuna fangala nina dimbal. Nkamala ni tangira ndamen tambitateng. Soto bulo da so kama nyankama jela manko. La vita musolu ke la fanko la fa. Yang kumandi na wala jam purunga na mechoning. Purun na balunya se sone. Wala mun na siloti wala mun nyen budo kote. We wanted to move from the traditional method to the modern technology, and in doing so we have to make sure that we have this training so that we introduce to them the modern equipment and modern activities. That is the moving from killing bees using local materials to protecting them by using the modern Kenya Toba hive. Affaire yembu man ragaluma ko parce que kam na affaire waxtu lolli lañoy dugga kam nga waxtu bi yu bari dem nañ nawetaan waaye su loolu jotee rek da nga gis ne ñu ñëwaat waxtu boobu xam naa yëpp dana dugg soobe yàlla ñett rek moo des waaw parce que yu des tag si fan yi la xul lati koloñ ma def foofu. yow lan nga yaakaar ne ñoom lii cuub gi moom la leen mën a jëriñ. cuub yi mën na leen jëriñ yu bari mën nga dimbale sa boppa dimbale sa njabooti because soo fekkee yow yaa dee fayal sa doom school fees soo amee li nga liggéey 4 wala 5 su fekkee sa school fees $1000 wala $1500 mën nga koo fay du la soona. Right now they have been trained and they are training other women. Now the next step would be, how do we really reinforce those skills? That is one. And two, how do we form them into networks and alliances for marketing purposes? Because individually we are supporting them, but when it comes to marketing, we want them to have group marketing and forming alliances where they can put up like one common voice on their products and services. Jàng bi ñun njëriñ la ci ñun ndax métier dimbale na ñëpp saka baadoo la ndax mbéy mi fi mu ne ku koy yaakaar mel na ni yaakaaruloo lenn lu am solo soo mënee sa métier mi nag tey mun nga cee yorewu sa njaboot mun nga cee dimbale sa borom kër moo tax ñun bi ñu woowee métier mi
ñu kontaan ci lool comme yàlla def na da ngeen ñu jox départ boobu moom am nañ ci ndimbal ba pare ndax premier bi tey soo demee soo ñëwee nga jaay lekkuloo ko ndax def nga ko côté profit bi nga dellu jamaat ñëw nga dellu jaay profit bi nga teg côté boobu si kanam ndimbal bu mag la. matériel yi ngeen di jox machine yi dañ seet jigéen ñi nga xam ne jëkkëram dafa gaañu mu ngi ko bayee njaboot te mënut leen a xamal matériel daf daan tasaare bu nawetee dana tasaare njabootam dana ñuy nawetaani sax si yeneen dëkk waaye léegi biñ ko joxee machine bi taaj na njabootam ji na tool bay na ko. From the beginning of the rainy season, there was semi-drought. And when we went to the field, we've realized that some of the farmers that we have supported, their crops have not germinated. Jani makoro kana enka batanu kati ninga farodo kungana manol kati ni misalo fe o mano be do motambul nkana murle kote ke nganyoda ni mari masoto e badi ngoya ibe membe solal ita ka bata bakile katu mol ke la do ko ke la fayya bayni la turtol dila wakata samata ma sumo nyi ay mako e bakale na nga firi fe ngol fi junale andu nga binde junale andu wuluta nyami fana nyi nyatale andu ngaje nyami jikiral ko barkal andu na tata nyama wulta nyama na tata nyama kay nsi mo lulu mako no le fo mo woro fa jifla da ma wala keta manna sama soto kotan fo wasla tilta ngaji soto wol sai wala la banta falinate sila mutu watuta alalubu nun ko men ko ni yeso mano le yafi yo ni yakati ifanan tabe do mulaj bari be do bandillandilan bari andim bati man foreya ni misalo fi tata banta ita man de mar la soto ndun do morteji fayela turo do man dimbi ko take yatu yo baaji la ko otu mole turo nyin katalambul tunga ci laki mbadi ma do liye jana lame do be stanu nka na fara do ko wala da nuwa fele nga na faro la fala nga tanda ko so nka andun turo men be mbulaten sir nka liyen de mana turo do yo le o samana lungo men ina ta fanye ko adwa ke mano samana bigay njari mu bari do ko la man ndax waxtu mu ñëw ndax waxtu mu la ñëwé ko daaw ma am lu ma liggéey si molaan si laa nekkoon dégg ñi may jox tool ñi may sos tool may bay si laa nekkoon waaw fu nekk gis naa sama yokkute waaw ndax lii mënu ma ko doon am waaw mënu ma am lii waaw boo see kii ma def gerte gi ginnaaw yàlla yéen la. man mii yàgg naa fi di sonn lool wax dëgg yàlla nawet bu jot bala may ji damay xaar bi borom matériel yi ji door may abal ma am lu ma liggéey. suma borom kër moo gaañu ki jur suma xale yi moom moo gaañu bi muy gaañoo suma xale yi mënuñ dara amuma dara taay bu ma xëyee fii ba Albadar su ngeen demee ba bu ngeen di àgg Albadar di ngeen xam ne sori na su ma xëyee dama dee soq fii paani dugub ak suma coono en ko dem Albadar foraatu fa suma dépasse bu ma jox suma xale yi ren nag jafe-jafe boobu ren gannaaw yàlla dindi ngeen ko si man ak ñi mel ni man ndax ba nga xamee ne matériel bi jot naa si liggéey naa suma liggéey ba mu rafet loolu yëpp sant naa leen ci gërëm naa leen ci ndax baadoola amul dara lu dul mbay. action yetio de fo mbatant la min kede mbaja ila katu ay ndema bakel ay kole ya jama bondinka turo la bundai turo adiyata nyamin ka soto wala nyam ndun ka fi wala nyama fana ndu ala la de maro to ala kan joje lan ka soto nde tentulan be jayila baba baki berentango barala janye berentango barala janye berandi wa menja tenti baba la sanye berentango barala janye berentango barala janye berentango barala janye berandi wa menja tenti baba